ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey nag dañuy ñëw ci lu occupé daanaka réew mi yëpp muy élection locale yi nga xam ne ay bés dong moo ci des ñu woo sénégalais ci ay tànneef ngir xool ñen ñoo war a jiite seeni gox jamono ji ñu toll ci campagne yi depuis lors ñun ñoo ngi observé en tant que sénégalais yi war a bokk ci ñuy tànn waaye itam en tant que ñuy joxe seen xalaat ci yenn mbir yu am ci réew mi xalaat boobee nag du téere du lu kenn mënta dut baaraam waaye ay interpellation lay doon artu moo tax générique bi sax dañ ko woyofal ngir ñu mën ñoo dégloo xel te xam ni lii ñu dëgmal doy élection yu ñàkk solo du lu ñu war a soofantal du lu itam loo xam ni war nañ ci maandu naan dañuy neutre ñun dañoo mës a contre neutralité maanaam tëddee njaaxaanaay bu réew toll ci yenn situation yi nu ko waaye nag jàppee muy noonu ndax li ñu nemmeeku fan yi ci campagne électorale bi dafay prouver encore une fois que yenn ci politiciens yi rawatina pouvoir jàppewuñ sax askan wi ay nit jàppewuñu leen ay doomi aadama rawatina ñi dëkk ci banlieue bi ak ci village yi moo tax vidéo bi sax ñoom lañ koy gën a jagleel maanaam doy dil gi ñu doy dil banlieusards yi ak ñi dëkk ci localité yi gën a sori ci Sénégal ndax bu ngeen seetloo ci 2021 bi ñu génn rek liñ fi traité ci ay scandale moo xam ci wàllum inondation ci dundu gu cher xaalis bi ñu lubal ci Covid 19 bi te moonte ñi gënoon sonn lañ ko waroon delloo benn minorité muy Benno Bokk Yaakaar na ci faax toog lijjantiwuñ la maanaam dafa am benn xeetu politique bu yàggam suñu réew mooy li ñu war a delloo askan wi ngir seen dund mën a mucc ayib duñ ko def xaalis boobu la benn groupe di luubal denc ko ci ay compte bancaire pour maintenir la ci xiif toroxtaange ak ñàkk ba nga xam ni yow dootoo amati pexe ñu bàyyi nag ba élection jub si milliards yooyu ñu la sàccoon te mu waroon régler inondation bi milliards yi waroon yombal dund gi ñu comp ci ay centaine de millions tasaare ko ay mbooloo ku ne am 10 000 francs nga gis ko nekk di tëb di dal. ñii nag laa campagne dëkk yëpp nii laa fa def kii kenn la ci meeru Benno Bokk Yaakaar yi muy Ndiagne Diop di campagne ci zone bu Bambilor lii li muy signifié mooy ñii muy mouvance présidentielle bi Benno Bokk Yaakaar yéen waa banlieue beeg village yi ay mala lañ leen considéré li tax ñu considéré leen ay mala mooy dafa am benn proverbe bu naan su fekkente ne bu nga rey as gor te ko jox suba gu jot li muy dunde bu yàggee nga soppi ko mala doomi aadama nga dëkk di ko may bés bu yàlla sàkk jàngal ko ni ñuy wutee moo ëpp solo d'ailleurs loolu sax mooy doxal économie réew ndax ku ne dafay am ci loo yëngu ba doo dem di ñaan ñuy xotti sa worma exemple bi leen di jox rek mooy quartier yi ñuy wooyee les quartiers résidentiels ay Fanok Mermoz Point E Almadies Plateau et consorts est-ce que gis ngeen politiciens yu Benno Bokk Yaakaar dugg ci ay kër ci localité yi ñu leen limal di fa séddale ay 10 000 francs wala jox maire ay xartum jeune ay t-shirt ñuy tàccu ko wuy suba ngoon seen juróom-ñaari xel xalaatu ko ndax xam ne ni ñii 90% ña fa dëkk seen situation tarkaala macha allah ñoom ci programme nga leen di convaincre ñu voté la benn politicien du leen këll-këllee léegi nag ñu xam ne bu waa banlieue ak village yi yeggee ci même niveau social bii nii maanaam jeune boo jël jàng liggéey la tal seeni waajur namuñ 5 000 francs ndax weer bu dee seeni doom am lu ñu teg seen loxo politique politicienne dafay jeex te loolu arrangé wu leen xeetu politiciens yi léegi ni ñu def mooy population yi nañ leen ñàkkaloo koo ñàkkaloo nag ba mu sonn koo xam ne mën naa toog weer du laal 10 000 francs yu dajaloo bu xëyee dégg 50 000 mbaa 100 000 francs wala financement wu 1 million dafay rëy ci moom moo waral député Benno Bokk Yaakaar bu ci mel ni Mbéri Sylla moom itam beneen kaala ñu fal leen ñoom waa Benno depuis 2012 ba 2022 fukki at 10 ans ñu am ko ngir liggéey ngir zone yu ci mel ni Njàmbur bokk ci dëkk yi gën a développé day région bu neex a defar macha allah ndax lu mu néew bari na ay moodu yoo xam ni ak ay faatu ya fa yónnee daañu ñëw ci vidéo bi sax lan mooy responsabilité immigré yi ci élection locale yi ndax ñu bari jàpp nañ ni seen yoon newu ci parce que mënuñoo voté alors que am nañu rôle bu rëy bu ñu war a jouer ci élection locale yi ñoom immigré yi daan ci ñëw donc nga nekk benn nguur am lu toll ci fukki at ngir defar sa réew mais ngeen dëkkee sàcc bàyyi nag ba élection locale yi ñëw
ngeen jël ay 500 000 francs ci milliards yi ngeen sàccoon pour corrompre mbootaayu jigéen yi. bi ñu wootee ne woon naa leen dinaa leen jox téeméeri junni léegi téeméeri junni bi pour waa koñ bi la léegi ndey ana kuy ñëw jël si ko. bon téeméeri junne ngi ni compteur. donc actuellement système bi moo nekk di xew ci village yeeg banlieue bi gars yi am nañ fukki at ngir jàppale ndaw yeeg jigéen yi ci financement ngir ñu mënal seen bopp mais defuñ ko dañ leen maintenir ci pauvreté ci ñàkk. léegi ak élection locale yi yenn ci association jeunes yi surtout nag meeru mbootaay yi la ñu ciblé di leen tuur xaalis bu bëree bëri am na sax ñoo xam ne dañ leen naan jox nañ leen nangam ciy koppar bu ngeen ñu falee financement tant de millions dafay dugg naxee leen loolu. ñenn ñi xam naa daañu ne mag lu mu nangu ñu teg ko rek mbaa nax ko dagan na mais nañu xam ni yow par exemple ni nga informé wee keneen informé wu ba xam mafia ak système de politique bi nekk Sénégal du noonu la ko yenn ci catégorie population bi amee. Sénégal da ngay toog ak ay mag di waxtaan ak ñoom ci réew mi nga leen di expliquer ni ñuy sàccee xaalisu Sénégal mais dañuy téye seen gémmiñ dañuy jommi yow si ngay soog a comprendre ndekete kon scandale yi nekk di xew ci wàllum détournement ak coowal milliard ñu baree bari yëguñ ko. am na ñoo xam ni daw gi ñuy daw ngir njaboot di dund fitna suba ak ngoon tax na taluñ déglu information xam anam gi ñu yoree seen réew ñoo ngi xalaat ni ñuy dundalee seeni doom te lépp benn groupe bu defkatu ñaawteef moo leen ko teg fitna googee ñuy dund. moo tax ñun ñi nga xam ne am nañ accès à l'information nañ leen di xamal nañuy waxtaan ak ñoom. keroog am na benn mbokk bu ne ñu saa yu ñu dugalee vidéo da koy télécharger tegal ko papaam muy déglu ba léegi saa yu ñu gëjee dugal vidéo sax papaam da ko naan ana sa waa ji. kon nañu xam ni tous les moyens sont bons pour sensibiliser rawatina suñu waajur yi ndax politiciens yi surtout waa Benno Bokk Yaakaar jàppee wuñu ay nit ba tey ci seeni système de corruption électorale dañ leen di digtalaat kenn ci ñoom muy Aymérou Gningue moom nee na ay fukki junni lay wër di séddale. bi ma commencé ba léegi fu ma jaar la même chose lay joxe mooy fukki junni yu ma bëgg a jox xale yi pour ñu naan ci café su ñu demee ñu waxtaane fële. kii tamit muy Aymérou Gningue yaakaar naa kenn dootu leen ko présenté bi proposition de loi ñeel criminaliser wàllum góor jigéen duggee assemblée nationale en tant que président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moo njëkk a génne communiqué ne loi bii du jàll ci député góor jigéen yi la bokk. léegi ndax ñun sénégalais yi dañuy nangu topp ñoo xamante ni benn dañuy dooleen góor jigéen ñaar ay sàcc lañ dañ lay sàccal milliard ñu bokkal la benn 50 000 nga yaakaar ni yaa ci nekk te nee naa leen banlieue ak village yi la ñu gën a yàpp te bu kenn yaakaar ni votel jëm yu mel nii surtout ñi nga xam ne ay ambassadeur góor jigéen yi lañ muccal na la yow amoo ci responsabilité. Serigne Habib Sy Dabakh defoon na ci fan yi benn intervention bu amam solo nañ ko déglu. fan yi passé assemblée nationale mbokk yi fi jóge woon pour defar jikko yi nu mu tudd association la xaw ma nu mu tudd ah ànd sàmm jikko yi c'est dommage am lu ñu naqari ñun ñëpp assemblée nationale dégg naa am ñu ni code bi prévaroon na loolu man leen seen code bopp la ak seeni loi bopp ñu dicté leen ko ca France waaye affaire ngóor jigéen moom alquran nee na wa ma qawmu luutin minkum bi baid yéen a ngi jëm nag ci ay voté yéen laay waxanteel les jeunes surtout réew bi kenn ci ñi nekk foofu moomu ko yéen a ko moom yéen a ko yore ji ëllëg képp ku dem woteel nit te mu lànk ci pétition bi ñu doon wax ngir jëmmi yàlla ak yonent bi boo ko voteelee ëllëg yowmal qiyaamati di nga dajeeg sa borom mu rëq sa ndigg maa leen ko wax li ci des nag itteelu ma affaire politique ça m'intéresse pas. donc bu kenn yaakaar ni élection locale yi ñëw mbiru quartier la dong yam ci question de principe la ngëm-ngëm ak looy bañ dafa am kuréel gu taxaw défier le peuple sénégalais ne leen lii mooy seen bëgg-bëgg mais faale wuñu leen ngir wut lu neex seen kilifa muy Macky Sall kooku itam di wër lu neex yeneeni kilifaam yeneen mbootaayu seytaane. léegi ndax ñun dañuy nangoo jaay suñuy carte pour ay maître ngir souffriraat ay at ci kanam a kanam wala dañuy jox une bonne leçon mouvance présidentielle bii duñu këll-këlle depuis 10 ans
jàppe ñu ay xar yoo xam ni dañuy xiifloo ba ñu lott bàyyi ba élection jot nag ñu indil ñu ay xont mel ni daal ñun ay bàyyi ma lañ ndax ñii ngeen di gis ñuy séddale xaalis bi ci dëkk bi du seen mbaax du pour defar seeni gox bañ na ko ba ñoom seen biir ci bataille la ñu nekk bataille de positionnement ñoom sax dañuy guerre entre ñoom pour wal leen ni Sénégal ñoru leen moo xewoon bërki démb ci Louga entre waa Mamour Diallo yi ak ñooñu Moustapha Diop yi te pourtant ñoomi neen ñoo bokk seen coalition. li war a laajte mooy lu metti Mamour Diallo mu ñàkk fayda mi mu ñàkk jom mi nga xam ne wane na encore que ne si biir Sénégal si biir Afrique si biir àdduna ak si biir Louga mérité wul kenn nawloo ko. ñun les membres du collectif pour la réélection de Moustapha Diop de Créma nga xam ne dañ ko initier mettre ko en place lancé ko officiellement il y a quelques jours ñu dem di samp ay lampe si biir koñ bi parce que deful loolu avec l'appui du ministre maire Moustapha Diop mu yónni ay booyam y compris son frère Babacar nu mu sant ñoom ñu sant sax Babacar Diallo ah nga xamante ne je le considère comme un voyou. li lépp nag li ko waral mooy interpolitique ak ku ne bëgg a wan président que maa gën a bari mbooloo bu ngeen gisee li tax Macky Sall delloo si waat poste premier ministre ba noppi war koo nommé ci ni mu gën a gaawee sampaat beneen gouvernement bu bees mais mu préféré toog di xaar local yi jàll c'est parce que ku nekk dañ laa sas ngir nga gagné sa quartier ba noppi lu ko mooy di nga ñàkk sa ndombal tànk wala doo bokk ci nomination yi ñëw la preuve équipe nationale de football mi ngi Cameroun di jouer mais ba bërki démb ministre des sports muy Matar Ba ak quelques membres fédération ku ci mel ni Abdoulaye Sow di ministre moom itam ñoo ngi Sénégal di battre campagne taluñu équipe nationale parce que ku ci ñàkk élection yi Macky Sall dafay dàq bàyyi nañ tombal tànk ñu leen dénk di politique seen daw beeg séddale xaalis beeg corruption bi benn objectif dong lañ ca am mooy gagner seeni localité ngir wan Macky Sall que sama koñ maa fa ëpp doole ñoom Macky Sall la ñu rendre compte après mais pas yow mi leen fal yow jaaruwaay nga pour ñoom pour seen réussite politique bu ñu atteindre nag seen objectif fàtte nañ la yaay continuer waat di xuus ci ndox mi di fanaan ci mbënd mi te moonte xaalis bi la waroon tàqaleeg inondation mi ngi fi yow la sa localité di ñàkk sécurité ndax bas peuple lañ lay woowee ñi gën a suufee ci askan wi ñoom même boo amul sécurité garaawul dañ naan population bii moom nañu leen bàyyi ñuy rayante seen biir li ñu waroon def ci njàng mi ngir mbooleem doomi Sénégal am même chance de réussir yi la ñuy luubal pour ñoom seeni doom yóbbu leen bitim réew ñu jàngi ñëwaat ëllëg occuper responsabilité yi gën a mag ci réew mi néew di doole di gën a sonn te moonte moom néew di doole bi mooy fal mooy folli léegi ñun kañ la ñuy yeewu lii mooy la grande question. beneen bu am solo mooy kaw immigré yi doomi Sénégal yi nekk bitim réew di daan seen doole te ñu bari ci ñoom jàpp ni comme que nekkuñ Sénégal rek mënuñoo voter ci local yi ñëw donc seen yoon newu ci te moonte mën nañoo jouer ñoom immigré yi rôle bu am solo moo xam ci sensibilisation ak joxe consigne de vote ne njaboot gi nekk Sénégal lii mooy choix bi gën pour yéen. li tax ñu wax loolu yàlla dafa def ñu bari bu ñu nekkee Sénégal seen yoon newul ci anam gi ñu yoree seen réew bonne gouvernance politique de développement yu ni mel la jëndewuñ ko wax nañ ko sànq dëkk bi métti na métti goo xamante nii ñu bari sax taluñ informé wu mais il suffit que nga génn Sénégal surtout ak internet bi nga xamante ni dafa accessible ci yeneen dëkk yi li ngay xam ci réew mi même ñi ngi fi bàyyi duñ ko yegg yow mi nekk bitim réew yaay gën a informé wu que ñi nekk Sénégal parce que yàlla moo def sénégalais bu tukkee ci lay gën a bëgg réewam tey jii au 21e siècle bu amee benn ci communauté sénégalaise yi gën a yeewu gën a maîtriser enjeu politique yi diaspora bi ci la bokk donc lii atu la du lu ñu war a sàgganee d'autant plus que li fi diaspora boobu di dugal ci koppar moo ëpp téeméeri junni yoon li ñu yenn organisation bitim réew yi di lebal 2021 bi ñu génn rek xaalis bi dox diggante immigré yi ak ñi nekk Sénégal ëpp ne 1000 milliards de francs CFA lu ëpp junni milliards maanaam bu du woon ñoom dëkk bi dina doy waar lool. en plus da ngay nekk bitim réew di xool ñooñu ni ñuy développer seeni localité te ñuy ay doomi aadama ni yow amul lu ñu mën am ci ay bànneexu àdduna te mu jommuñu ñun nit ku ñuul nga wëlbatiku gis foofu noonu ci dëkk yooyu ab ministre bu luubal 600 000 euros ñu daan ko 5 ans de prison 2 ans ferme ak alamaan yow nga nekk bitim réew di gis ni yoon di tegee ay daan ay boromi ndombal tànk nga nekk bitim réew di xool Sénégal en pleine campagne électorale
benn lekkkatu riba bu doy ni Aliou Sall sàcc suñuy 6000 milliards juróom benn junniy milliards ñu defal ko plateau spécial muy justifié wu di lay te ñu waroon ko dóomu ci kaso bi tëj làmmiñam xaalis boo xam ni boo ko séddale woon sénégalais bu nekk di nga am 400000 ñu bari bu ñu déggee 400000 dañuy yaakaar ni pour Macky dong la déedéet xaalis bi Aliou Sall sàcc ci pétrole bi buñ ko doon séddale même liir yi soog a judd hôpital duñu am ku ci nekk 400000 maanaam kër goo dugg Sénégal dafay am ay millions donc nga nekk ci réew yoo xamante nii ku defoon lii borom biiru riba bi def ci kaso bi ngay dee yow mënoo maandu ci élection yi di am ci réew mi donc immigré yi nañu sensibiliser ci seen groupe WhatsApp ak mboolem moyen de communication ndax mënoo di yor di dundal ñoo xamante ni bu dul woon nguur gu bon ku ne di nga am ci loo jàpp ba doo soxla yow moodu bi wala faatu bi di yónnee bay bëgg a dee nga bàyyi ñooñu nga xamante ni nguur moo leen teg la ñuy dund te malheureusement xamuñ li xew ñuy voteel mbootaayu defkatu ñaawte fii muy Benno Bokk Yaakaar kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf